Assalamualaikum. Ñun la waati waa Kotu Kuare Media Page ñun ñoo leen fi ñëwalaati rek pour am yenn waxtaan fii nii yi nga xamante ne dinañ ko def ak suñ naataangooy topic yi waxtaan bi mooy nawetaan proper bi nu mu jos commencé nii Serekunda Western nawetaan proper bi am nañ suñ yenn teams yi nga xamante ne ñu ngi fa participate so dañ fas ene every game wala every round after games yi dinañ am post match analysis pour su ko defee ñu waxtaanee suñ teams yooyu noonu seen participation in that particular game naka la fa demee what were their weaknesses and also lan moo nekkoon seen doole bi and all sorts of things su ko defee ñu ñëpp ñu jàngee si pour mun a gën a improve suñ boppa good so man maa nekk seen host bi maa ngi tudda Modou Lamine Jammeh good am naa fi ñaari gan dinaa leen bàyyi ñoom tamit ñu introduce seen boppa ñu wax leen ñoom ñooy kan ñoom ñooy ñan waaw so I will start with my far right jërëjëf maa ngi leen di leen sant di leen gërëm di leen welcome si Kotu Media Page group page waaw comme ni ko defal comme ni nga ko faral di wax maa ngi tudda Abdou Jaaju ñu ko ñu man xamee Biga. Okay, thank you very much Biga for that brief introduction. ñu ngi la welcome to the platform as your first time good comme Dori Milan we will pray for so that ñu mun la nekk di am every now and then good Mr. Honorable welcome once again. Assalamualaikum maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk di seetaan Kotu Media Page bi di jaajëfal seen liggéey di wax ne maay Amadou Sané ñu gën maa xamee ci honorable. Thank you very much honorable yow moom nekkuloo gan fii nii waat because you have been coming you came here I think 2 or 3 times wala even more than that good so welcome once again as I said earlier on dañ fi ñëw pour analyse suñ game yi démbay suñ teams yu participate in the Serekunda West nawetaan proper yesterday now démba amoon nañ ñaari game both 3 and 5 p.m. waaw léegi lu ñoo def mooy we will first deal with the first game that was between Tigers Football Club and Newcastle Football Club. Then after Lulu, we will go for a short break, and after the break, then we will also talk about the second game that was between Future Stars United and Galaxy. Good. All right. Pour door waxtaan bi rek Biga o Abdou Jeju depuis boo nuyu wante gaay bugga nañoo ñëw ibi waxtaan bi si yow understand game yi Tigers Football Club démba diggante ñoom ak Newcastle FC nekk team bi nga xamante ne dafa just qualify into the nawetaan proper understand and ba pare gars yi amoon nañ team bi nga xamante ne bokk na si team si nga xamante ne yàgg nañ si park bi nekkul just tudd rek waaye yàgg nañoo def lu rëy si park bi understand so after the final whistle the points were shared between the two teams and the committee mooy ku nekk 1-1 la am 1 point la am and the scores were 0 naka nga gisee woon game bi démba. waaw jërëjëf Suute di la gërëm di la sant di dooree si game bi especially on the side of Tigers both teams ñu ngi dooree with 4-3-3 formation. Tigers mu ngi dooree with the 4-3-3 formation the standard then Newcastle ñu ngi dooree with the 4-3-3 classic 4-3-3 classic bi da nga am 2 offensive midfield ak benn angle but with Tigers they play with 2 double angle that is two pivotal players in the central midfield then ñu am benn linking offensive midfield okay boo ñëwee nga xool both set of the teams Tigers are more matured because boo xoolee force dañ dominate game bi they were very dangerous on attack creating chances but they failed to capitalize their chances okay now based on history comme ni ko dee faral di wax Tigers first game am they jël 3 points okay waaye dama believe on the jinx should have been break yesterday because chances yi create nañ ko dominate nañ from first half
from first whistle to the last whistle of the first half bi so automatically dama doon expect ne Tigers dañ doon jël seen chances in the first half so boo xoolee tam Newcastle comme noo ko waxee team bu jógee from qualifier round ñëw si proper nawetaan bi joxoon na respect Tigers bu baax a baax a baax daf ko jox respect mu sit back bugg a di nullify seen threats waaye they cannot contain it Tigers dañ leen overcome in all departments of the pitch so automatically Tigers were the superior in the first half. Okay, wow, that's a very good analysis. See, the Dorin Berek, you first dealt with the formations that both teams use. So it's like ñaar yëpp the same formation lañ use on. Waaw ñaar yëpp dañ door the same formation waaye am na lu a slight difference mooy seen taxawaay bi. xam nga kale dafa ñëw with the class kale dafa ñëw with the class yi that is Newcastle. Tigers mu ngi ñëw ak standard bi. Standard bi mooy you play two pivotal central midfielders. Then nga am kenn kuy link that is the offensive midfielder. waaye kii naka la Newcastle mu ngi play with two offensive midfielders am benn pivotal that's the anchor kuy taxaw. You understand? So lii moo nekkoon tuuti slight difference between the two sides. Okay. In the formation. Wow. Alright. Baax na noo ko explainer lii more because ñi nga xamante ne defuñ game bi understand ko they will not understand what do you mean by 4-3-3 standard and 4-3-3 classic. Yeah. Good. Okay. Now we move on to honorable. Yeah. Honorable, comme lu ma jos waxtaanee fii nii ak Abdou game bi démba bi seetaanoon nga ko depuis doorin bi depuis first whistle bi up to the last whistle that was being blown. Good. So naka nga gisee game bi démba. waaw comme moom nu mu ko seetaanee noonu la ko waxee. donc soo xoolee Tigers comme ñoom ñoo dominate game bi si first half bi second half bi lu ndaw lañ ci dominate yoon. because soo bàyyee xel si screen bi seen 3-36 sax bu daan mot because loolu nekkoon na seen feebar ba pare benn mentalité lañ am mooy ñoom seen first game dañ leen day jox problème wala seen first game yi léegi even soo déglee coach bi sax si explanation am bi loolu la doon wax and mentalité boobu noonu moo war a génn si team ba pare second bi the fans were more prepared than the players because soo xoolee ambiance bi si nga loolu rek moo wane ne fans yi ñoo gën a pare players yi because Tigers after si first half bi sax dangaa seet ne first half bi dominate nañ but second half bi seen midfield bi mu ngi meloon di mbaxali Saalum because doo dee mën a xam fan doo dee mën a xam kan mooy 6 bi kan mooy 8 bi ak kan mooy 10 bi because dëgg la make nañ a lot of chances but chances yooyu noonu yëpp mënuñoo capitalize benn si seen chances yu ñu score because soo xoolee loolu ku nekk mu ngi desperate pour mu register a goal on his own team bi dafa war a passé foofu noonu because team bi toll na foo xamante ne xam nga collective responsibility is very important as a team but soo xoolee most of the chances yu ñu create foofu noonu mënuñoo capitalize benn te loolu nag coaches yi dañ si war a tere ñu gën a work more on that because soo xoolee seen midfield 6 bi muy captain bi dafa gën a lu mu doon gën a play mooy Casemiro. exactly yeah Casemiro Ousmane Kandé dafa lu mu doon gën a wéeru defense bi moo gën a bëri soo bàyyee xel si screen bi game bi nu moo demee moom player am yëpp defense bi la wéeru dëgg la 4-3-3 la but si man dafa mel ni 5 defenders lañ doon play because soo nekkee a midfield 6 player and a captain for that matter da nga war a try nga jël responsibility nga jël charge bi nga communicate because Tigers communication bi fan la féele mooy si defense bi because there was no communication link between the defense and the midfield. But they didn't concede. So they didn't concede a goal, but the pressure was so high to a newly promoted team. Boo xamante ne mu ngi just jóg ak team boo xamante ne dafa yaaga. Tigers could have won this game yesterday, but because of lack of communication and disorganized from the midfield, loolu moo taxoon ñu am draw. But Tigers ñoo moomoon game bi. Waaye man honorable man fooguma I will concur with you in terms of like lii team bu ees la lii team bu yaaga la team bu yaaga bi moo war a win team bu ees bi fan nga base loolu noonu because ñoom ñaari teams yëpp they both slot in 11 players. Understand? So fooguma team bu ees wala team bu yaaga war have a role to play in that wala. Yeah. Team bu ees we have a big role to play. Team bu yaaga bi because soo gisee may wax loolu noonu some of these players ñu nekk di play Tigers nekkul ne tey lañ door a play si paak bi miin nañ ambiance bi. Exactly tactically xam nañ ko experience bi mu ngi fa. but soo xoolee comme ma la woon démb rek midfield bi amutoon benn communication and midfield is the powerhouse of every team
midfield bi su doxul rek sa flanks yi sa wingers yi duñ dem. Okay, that's a good observation. Bana dégg nañ sa opinion bi te I believe all spectators and all wonderful listeners out there ñoom yëpp ñu déglu waaye pour wax leen rek ñun we are not perfect dañ nekk di wax suñu opinion. Yeah, so along the line suñ fi waxee li nga xamante ne correctut xam leen ne ay nit leen rek so you don't expect perfection from us. We will do our best to. Wow, all right. Back to Abdul. Abdul Demba, during the first half, Tigers had most of the chances, understand, but they did not capitalize on it. Langa for more waral more cost lu tax be gay capitalize on the same chance you guys yesterday. Okay, thank you very much, Mudlamin. Factors yi bari na nak te dina si maybe highlight one or two. So xoolee goals yi la moo tax ñëwut because two clear cut chance lañ am foofu. Ribéry am na chance foofu, Ablaye am na fa chance. Léegi compose dafa important trop si final third bi. Because for naa ne Tigers are missing that. They were not clinical in front of goal. So chances you know if they were composed, obviously they don't put the ball at the back of the net. Why they were not composed? Why notwithstanding, it's football. Okay, going back to the training ground, you didn't league to make sure you want to rectify mistakes, errors, because football then got football presents you error. At the same time, it presents you solutions. So solutions, could be, I believe, not do the homework and very well before next game. Like what? Benin problem mooy on the side of the attack Tigers soo xoolee the midfield setup comme nu ma ko waxee xam nga ñu ngi door with the standard so obviously so amee standard so amuloo that midfielders yi nga xam ne am nañ that mindset of offensive mooy attacking mindset bi so da nga ne restriction of ñoom ñuy play ball bi more of forward wala maybe seen forward run bi du bëri because of forward thinking mentality du bëri so da ngaa ne boo amoon di classique bi da ngaa ne ñu yëpp de think forward thinking mentality la ñoo am so da ngaa ne léegi point strata bi was very isolated that is Deco so téye ball kenn du ko gaaw a jege so gap bi dafa de nekk so dafa mel ni gap bi dañ ko war a gaaw a close when the ball is on the opposition half so loolu tam beneen factor bi la suñu demee tam on the other side of the so you are suggesting more of classic 4-3-3 than waaw non dafa dépend si code bi because obviously moo xam lan moo ko shoot ban formation moo ko shoot moo shoot matériel yu mu amee because léegi moom fil su nekkee fil na ne his daa mel foo naka standard bi moo ko shoot pour game bi then he decided to go with the standard waaye am nga along the as the game progress mun ngaa fil ne nit sax pour ma play standard dama war a play 4-3 classic because gis nga ne team bi yaa ko ëpp doole dominate nga ko from all departments so automatically da nga war a switch sa formation bi or maybe sa starwaay bi nga change rek indi more of offensive midfielders at that point of time ok su la neexee tam striker sax dafa different because team bi am na nu moo toolee nga ëpp ko doole obviously xam nga ne kii du team bi nga xam ne da nga ko war a toog di ko xaar wala nga war a combat too much in the midfield so da nga need more of technical players more of player with IQ player yi nga xam ne they are forward thinking so boo am nga mun a exploit seen defense bi okay wow swing co-host bi okay léegi to you I want us to start it with the lineup bu ñu use démba understand naka nga gisee lineup bi démba waaw lineup bi baax na but the introduction of the number 10 brought a lot of changes. Who was the number 10 midfield? Dama day gaaw a téye turam. I think Babu lañ ko dee ooy mooy boy bu xees bi. Waaw because kooku bu mu ñëwee. waaw kooku bu mu ñëwee si second half. in the second half yeah kooku bu mu ñëwee create na a lot of connectivity within the midfield because kooku style of play bu mu dee play dafa depend ak ñii style of play bu ñu doon play si force half bi because soo xoolee teega seen midfield bi from the defensive to the midfield duñ daan am 3 touches suñ téyee rek dañ dee yóbbu suñ téyee rek dañ dee clear because soo xoolee dëgg la ñii ni team bu ees la comme ni ñu ko waxee waaye ñii ne ñëwuñ pour défendre ñii dañ ñëw pour attaque pour am dara te loolu moo fa nekk because soo xoolee ñii second half bi dañ dominer midfield bi football sax midfield bi suñ ko dominer rek you can't do nothing because without the midfielders wingers yi duñ mën a score duñ mën a second half bi ñoom ñoo dominer yëpp yeah so loolu moo fa nekk okay so to you like
Babu waroon naa teel a dugg si wala waroon naa start. waaw dafa dafa des si technical side bi ku nekk waaw ku nekk comme noo ko dee gisee ba pare technical side bi ñoo xam best reason noonu to dem ñoo xam lu tax ñu indi ko second half bi but if I was part of the technical side man suma idea mooy boy bi dafa war a bokk si first half bi si first half bi ba pare de number 16 mooy kii naka suma comme dafa xaw a diis dafa war a liggéeywaat moo si wéetam bi suma waaw because démb gisuma dara ci moom nag xaw ma naa ni la day play waaye dara laa gisul ci moom ba pare soo xoolee tamit bench pour ñu bàyyi xel loolu technical side members of the technical side nekkul ne da ngeen fa nekk pour waxtaan wala loolu coach bi dégg la mu ngi frustré mu ngi am pression non dinañ ñëw to that dinañ ñëw to that affaire yi technical team bi ak also the substitutes that are on the bench dinañ ñëw si foofu noonu léegi ñun ñëpp a ko déggandoor so léegi lu ma bëgg a ñu def mooy démba after the game the organizing committee génne woon nañ yeena statistic understand so based on their statistic you know both teams amul benn bu score understand but when it comes to goal when it comes to shots Tigers had 6 shots understand while Newcastle had only 3 shots coach yaa ngi dégg loolu Tigers had 3 shots and Newcastle had only 3 shots. waaw moo la mi jërëjëf di bantuwaat rek comme di retraite sur lu ma ci doon wax ci njëlbeen rek mooy Tigers dafa dominé team bi in the first half from all departments ok comme lu ma de wax rek soo dominated team bi mun ko da nga sa chances is presented to you da nga ko war a capitalize so Tigers loolu la feeloon pour def waaye comme nu ma wax rek liggéey bi léegi rek ñoraangut xam naa ne ñu ngi koo tooga su ñoree rek dinañ ko yekka ñu dañu lekk ko léegi soo xoolee on this side of boo waxee ne Soron Tigers based on statistics yoo jot a génne fii xam nga Tigers fouls created in opposition half 10 la fouls created in opposition half 10 la te yooyu yëpp booy see loolu mu am because of pressure bi ñu ngi doon pile pressure on the opposition team bi so da ngaa ñu ne loolu moo tax ñu mun a accumulate fouls yooyu noonu léegi nga ñëwaat si set pieces 3 la ok sorry so the total fouls were 23. What the total fouls were 23? But in the opposite half, there you go. That's 10. That's 10. Okay. So when you want to see set PCC, 23. So fouls in total 23 la. Legi ñu set PCC opposition half bi. Dem na 9. 9 lañ amone fu. 9 ba 10. Wow. Close to that. Okay. Am nañ ko fa. Then nga ñëwaat si shot on targets. Yaa ngi mention nga ne 4 la, right? Shots on target. Total shots is 6. 6 la. On target is 2. Is 2? 2, yes. I think that is based on their 4. On yes. target 4. Yes. Okay. 4. So nga ñëw si ball possession. Ball possession bi man nu ma ko xaymee Tigers ñu ngi 80%. Then ball possession 80 ñu ngi 24 half. Force half. Is that your Sahai Movo Guadebro support? No, that's the fact. No, it's clear. It's clear. Haimo force half, full position force half. So go Haimo. Wow, man, lu ma koy xayma mooy comme lu mu ko waxee because Tigers force half bi dañu war a pare si game bi lu mu ko lifi ne yëpp noonu la demee nee ko dafa support bi I was there te yëpp compté naa ko off him. Okay. So you are also in support of 80-20? Yeah, I'm in support of it. But problem be more, you know, there was no collectivity within the front line. Okay. That was the problem. More than you capitalize the chances. But you can continue. Okay. So nga holon ci game bi force happy. Team bi moy Newcastle. Dafa jox Tigers so much respect. Ba nga xamne mën ta leverage mom what he has at his disposal. You understand? Legi bo xolé bu ñëw second half bi c'est la do di woné dina do di grow confidence mu dora bokk ci game bi. Si nga ne door na di keep possession of the ball mu ngi create little bit of little bit dangerous attack and stuff like that in the opposition half. Mu ngi keep ball bi amna little bit spell of the possession. You understand? Bo mu door na di grow confidence because xam nga la ñëwon na force play nañ force bi gis ne chances yi ñu doon jël on the side of Tigers. Why Tigers mënu ñoo capitalize chance yi nonu.
So you don't really believe am confidence ñoom su ñëwee second half they will also showcase what they have. So buñ showcase loolu ñu doon di grow confidence Tigers doon la di lose grip a bit. Because you understand so boo bàyyi xel mu doon di def substitution pour make sure mu indi spark indi game. waaye dafa mel ni substitution yi dañu xaw a dem down a bit. Because soo xoolee ñoom buuba ñëw na tamit dafa xaw a dem down a bit. Babu ñëw na of course moom always with the ball he is dangerous. So raaj ne moom tamit amul that much. lu mu possède lu mu am bool comme lu mu am bool bëriwul. comme lu ñu ko gis mu feeñ si bool bëriwul. yow sax because maybe time bu mu ñëw la ak stuff like that waaye then it's not bad comme nu ma ko waxee rek. it's a learning process first team la Tigers dina delluwaat regrouped dina prepare pour next game. Okay, that's a good analysis. Da nga am looy yokk foofu noonu ñu dem. Wow, yeah, because lu may yokk mooy comme all the time digga bi ak kanam bi laay yokk foofu tuuti. Because soo xoolee most of seen counter yi defender bi daf ko dee win understand because of lan la as a midfield player sa number one sa first touch bi da nga war a xam defender bi fan la baaxee because soo xoolee most of seen counter yi yëpp defender bi daf ko dee kii wala mu tackle ko so loolu yëpp moo tax may la ne there was no proper communication within the front line so Tigers nag they have a good team bi baax na waaye management bi moo xaw a des. Management in what aspect? Management from the technical side ak tamit players themselves. Yeah. Okay. Those are good points. I believe all wonderful listeners out there ñu ngi ko dégg te ñoo xamante ne ñoo am direct affiliation with it will take note. They will take note of it. Good. Now, you have talked about the preparedness of he has talked about the preparedness of the teams and also the fans. Understand? Fans yi démb génnoon nañ torop seen lii bi duñ génnee dafa am doole torop démb naka nga gisee fans yi démb. Jërëjëf Modou Lamine ku xam Tigers they have a very strong fan base te boo ko xoolee ba xool any day bi nga xam ne Tigers dañu war a play da ngay ne xale yëpp a dee na si dem na si ay mag yi sax ñu jigéen suñu yaay sax ay those days sax waaye léegi sax la doon di wàññeeku waaye those days dañu ñëw di seetaan team bi taxul sax ne ñëw ñu nekk di ñëw sax am na ñu nekk di ñëw fiw sax waaye taxuñu koo bëri comme like in those days waaye tournament bi always a day massive trop xale yi ñëpp a dee na si ok te boo xoolee always rek suñ demee si parc bi they were electrified ok because fan bi waaw from first whistle to the last whistle ok su ma mënee remember the year bu ñu doon del final bu Tigers doon lose 2 games that is 2022 I believe if my memory can serve me well suñu lose first 2 games even first game bu ñu ko lose rek su ma xoolee si gannaaw rek su ma yaram daf dee daw. Then da nga bokkoon yeah then I was in the technical team so da nga ne dama danga so emotional ne non deserve sa pour ñibbi ak 1 point deserve sa pour ñibbi wala pour lose game because ñoom dañ dee support from first whistle to the last whistle in fact ñooy 12 men outside léegi boo xoolee organisation bi Tigers always organisation bi daf dee baax to be very candid especially ñoo nga si fans yi daf am ñi nga xam ne ñoo dee control fans yi pour bañ a toj grillage and stuff like that so area boobu noonu is there wax na dëgg because démb gisoon naa mag yi ñu ngi nekkoon diggante fans yi ak grillage bi waaw loolu sax will even take us to another thing because like nga baal dama bëgg a duel am na bu ma bëgg a skip bu ma jot a skip pertaining to Newcastle. ok waaw loolu baax na trop at least we do justice to both team. Newcastle they have a it's not a bad team waaye comme nu ma ko wax dañ joxoon too much respect to Tigers léegi bu ñu ñëwee second half dañ di grow confidence waaye before ñu dem break am nañ fa clear cut chance. Newcastle yeah. okay boo ko xoolee dangerous attack. In 39 minutes, sloppy defending by Sidi. Okay, in the blind side, okay, of the left side of the defense. That guy when cross a ball be, Sidi don't hesitate. Okay, like dafa am misclearance. Bu am misclearance bu no defender bi, striker bi. You know, so at least bo waroon na muna nek a goal chance for Newcastle. Yeah. You understand? So bo ñëwee tamit si second half bi tamit am nañ ko. The same blind side on the left side. Chance boobu ñëwoon na rotoon na si striker bi waaye daf ko fail to capitalize so da nga ne ñoom at some point
am nañ chances yi nga xam ne glimmer of chances yi nga xam ne suñ ko jëloon rek then I mean discussion bi tey dafa change of course and the headline will be dafa change dafa change completely daf doon change completely so dañu war a Tigers tam war naa bàyyi loolu defensively ball bi su nekk on the right blind side bi dafa important on the left side su nekkee on the left blind side bi dafa important on the right side so yooyu yëpp xam naa ne coaches yi gis nañ loolu and I believe ne dañ leen jotens then from there they will work on it but for Newcastle they're not a bad team I mean ñëw nañ ñu consolidate I mean a very stiff team ñëw now try Tigers am nga it's a newly promoted waaw dañ ñëw ak spirit bi ñoo spirit bi with the from in fact their target at most is ñu des understand ñu des because so bàyyi xel ñoom ñu ngay qualifier mooy team bu qualify on last year mooy Fulham they were promoted last year they didn't capitalize on their chances that they had so when them fall into relegation zone understand so during playoff Newcastle ñooñu la génne so I believe that being a lesson Newcastle tamit dina xam naka la moo duggee into the competition so foog naa loolu moo taxoon démba they gave maximum respect to Tigers understand try by all means even su dee benn point la moo nekka let them secure that ñu ram noonu ba mun a save ñu prepare for next year. su dee balaa ngaa dem si Amadou. waaw it's good ñu highlight very important points on the side of set pieces. Tigers set pieces am dafa bëri dem ba trop. dafa bëri trop they could. Yeah, they should have at least I mean converted 1 or 2. Okay. Yeah, because dafa bëri on trop and then they should have made basis of it also because soo ko xoolee 23 bëri na. 23 set pieces. waaw set pieces. so 10 in the opposition half yëpp di ko créer opposition half bi. te boo ko xoolee Babou bu mu ñëwee second half sax am na 20 yards free kick boo xoolee door na di wall bi la laal. ok waaye suñu amoon a very good technician at that point mënoon na koo score waaye notwithstanding am na def na good effort also waaye dafa laal wall bi léegi suñu bàyyi xel modern game bi léegi set pieces léegi yooyu half chance la in fact ñu ngi ko wone position of opportunity la. ok set pieces. yes set pieces position of opportunity la. ok so I believe ne teams yi ak coaches yi dina si work. waaye fooguloo we once had a set piece specialist. waaw boo xam Tigers di nga xam ne Tigers when it comes to set piece amoon nañ specialist. ñaaw. waaw comme loo jot a wax rek am nañ ko in those days ba léegi mu ngi fa sax probablement mun nañ ko gis in the next upcoming games mun naa ñëw because mu ngi train mun nañ ko gis moom day technicien la and this set pieces comme ni ma la waxee soo amee very good technicians di nga score most of your goals on set pieces ok so xam naa ne dinañ si woo ko nag equally also ñi ta am nañ fa set pieces Newcastle am nañ ko ñoom ñu ngi ko amoon ci 25 yards si 18 minutes si game bi ñoom tamit dañ fail to capitalize on it. Wow, those are very good analysis and I love it and I believe all wonderful listeners out there also love what we are saying here. Understand? Comme ni ñu ko waxee si door ni kenn perfect understand kenn mutut dañ nekk di analyse wax suñ opinion comme ñun niñ ko gisee noonu lañ ko nekk defee waaye niñ ko gisee nekkul ne ñëpp noonu lañ ko gisee wala ñëpp noonu lañ ko war a gisee non ñun niñ ko gisee mun naa utee yow noo ko gisee understand good so léegi honorable when it comes to organizing committee bi at bi they came up with a regulation ne there will be no use of jujuus or mystic understand comme ay jëfi doo xamante ne bokkul si game bi kenn waru ko use understand te Tigers bokkoon na si team si nga xamante ne dañ leen naan tuumal si yooyu understand démba kenn usut ko understand te kenn scorewut leen ñoom tamit scorewuñ kenn yow lan nga am pour comment si loolu. waaw soo seetee loolu moo leen weak. lan moo leen yeah the use of jujuus and mystics yooyu noonu yoo wax xaar fa fuufa yi loolu moo leen weak trop because soo xoolee seen préparation yoo leen dee am si kër bi organisation committee du fa dee nekk understand
Tegas nekkul ne dañ leen tuumal sax Tegas loolu moo fa nekk because Tegas ñun xam nañ background ne Tegas bi xam nañ team bi fan la jógee ak team bi ñun ñoo nekk si gannaawam Tegas Babul Fati ñun gis nañ lu fa doon xew so yooyu yëpp du ay tuuma yooyu yëpp lu am la so di leen wax ne rek Serigne dafa liggéeyam waaye yow loo war a def mooy na sa yëpp perfect si waañ bi mooy si training ground bi comme nu mu ko waxee 23 set pieces mënuñoo capitalize benn kon seen tooga bi dafa des te tooga bu desee rek koo invite pour mu ñëw añ dafay mos tuuti su boobaa bi ñëwaat wala mu ne la chocolate maa ngi ñëw soo Tegas fu mu toll nii big team like Tegas seen technicien bi inside of set piece dafa war a available pour mu leen a guide si yeneen yi because lii dafa bëri 23 set pieces mënuloo capitalize benn dafa bëri waaw waaye ñëpp ñu ngi laa dégg tacticien yi tamit ñu ngi laa déggul I believe dinañ capitalize si loolu waaw coach Biga if you had to award man of the match for yesterday's game kan nga ko doon jox démba man of the match in Tegas kan nga ko doon jox démba I think this one I have to sit on defense. It's half bag, number 20. Yeah. Wow, say half bag, number 20. Number 20 that's what I'm. Chica. Key, half bag. Wow, chica. Yeah. Okay. Yow moom nga lii ne moom moo war a jël man of the match. Yeah. Okay. Because xeex bi def na charge bi taful saa mi yëpp baan yëpp la wéy. Taful si yëpp la wéy. Problème bi mooy. Play bi du daan start si défense bi. Because keeper bi su téye rek daf day yónnee. Su téye rek day yónnee te tamit xam nga nu mu doon demee tamit dafa boobu play bi su startoon si défense bi Tegas nañ doon am lu raw lii. Ok waaw loolu la brief analysis fu mu mel ne ñu signal ne time bi lu si des bëriwul léegi lu ñoo def mooy dañoo dem break suñ fa jógee ñu continuer to the second game that was between Future Stars and Galaxy. laal nga fi affaire fans yi. ok man dinaa si wax tuuti. waaw balaa ñu dem break. balaa ñu dem tuuti. because team bi mooy players yi nañ try ñu play for the sake of the team and for the sake of the people of the community. because Tegas du team mu ndaw Tegas su ma mënee remember 1995 lañ ko taxawal te xale yu bëri ñuy play si team bi tey ñu bëri seen papa yi jaar nañ fa. nu mu mënti demee Tegas foog ñu open fans si community bi fii so players yi ñu war a play for the sake of the fans ñëpp dañ fay 35 ñu dugal so ñu ñëw di am draw si team boo xamante ne yaa dominate yëpp nga am 23 chances so nañ try ñu gën a yokka ñu try tamit ñu sigil fans yi comme nu mu ko waxee Tegas paa yi ak mairie yëpp dañ dee dem seetaan man démb ba ma nekkoon fu ma toogoon gis naa ay paa yu bëri di ñëw di waxal technical side bi di leen jox ay idea so nañ try ñu gën a woo team bu mag la daal team bi gox la before nga dem break dama bëgg a dama fàtte benn point bi nga xam ne bëgg naa ko emphasize fii mooy of course anyway da nga ko de am des notion of everybody la ne I mean so winutee nga create chance the blame have to go to the coach of course mooy responsibility moom moo ko jël waaye soo ko xoolee ba xool chances were created and the coach was not right there. The players in your fan so mënuloo blame coach bi so at that point of time you cannot blame him. Okay, because after the game mun nga wax ne responsibility dina ko jël. But at that point of time chances were created and players yi foog naa ne at that position war nañu mën a gis seen chances yi. So to justice to both teams to both parties mooy players yi ak coach bi. Responsibility of course di nga wax ne coach bi dina ko shoulder because he is the head. Okay, waaye tamit players also have a part to play. Because if they have taken those chances, it could be a different story today. Okay. yooyu dañu war a jeex fu mu toll nii soo ñàkkee nga blame coach bi soo winee you applaud players and other people nga fàtte coach bi yooyu dafa war a jeex fu mu toll nii coach bi moom lu mun a def mooy taana ñu foog ne ñoom ñoo fa war a. coach bi dafa war a coach bi Tegas bi pression bi dafa bëri trop si moom loolu la war a wàññi ba pare mu teg time because ku la player di moom na yuuxu ko rek. comme daf day panique bu dee mën a def dafa bari fii. alors doon yuuxu. xoolal si vidéo bi dafa am pression bi dafa sport. gis nga man I give credit to kii Raoul xam nga mooy assistant coach bi ndax mooy. waaw nañ dem break fu mu toll nii ñu dem break. understand suñ fa jógee dem ñu continuer
Inshallah. ñu continuer to the second game. Okay.